merci beaucoup yéen ñi toog di nu bàyyi xel ci lu xew point net tey nag waxtaan bi tubaarkaal neex na tey daal di ngeen dégg dëgg tey ngeen dégg loo xam ni amaana ba ngeen ko déggaatee danoo teewaat ci barab bi tubaarkaal la acca waaye tey nag ñu ñëw ci lu ay di jàmbat te nag ku ne xam jamono yi am laay indil ngóone gi mu ngi mel tulleeg màlle laay lu xew yaa ngóone lu xew de léegi ñu ngi dugg nag vraiment si lu xew. waaw parce que lu xew point net dafa ñëw ngir laaj lu xew. àddooti lu xew point net. waaw dafa ñëw laaj lu xew. moo tax nag ngeen xew ci jamono yooyu parce que booy poser question boobu lu xew. waaw chaque jour boo yow di ko poser rek. waaw xam na ne yow yaa xew. acca kon jeex na. waaw laay actuellement yaa xew yaa téye buzz bi. li ñu Diop Fall di wax yaa téye buzz bi fi mu nii. laay am Ngoné Ndour. indi Abdoulaye Guissé. lan mooy xew dëggantaan. mais c'est que xam nga chaque jour dañ naan. ku aj bëggul ku teen. ku aj bëggul ku teen. dafa ñu borom mbaam lay faral. waaw. dafa am loo xam ne moo xew mooy. Sénégal ñëpp xam nañu artistes yi. ñoom fi ñuy fayee ko. fenn rek la. muy SODAV. te SODAV boobu avant muy nekk SODAV. BSDA la woon. bi mu nekkee BSDA. 2012 Macky Sall la ñëw jël réew mi. mais balaa 2012 ñun OMART. dañoo xeex ne BSDA. dafa war a jóge ci statut bureau. pour dem ci société gestion collective. parce que bureau bi mu nekkee bureau boobu état bi mooy gérer. léegi nag ñu bëgg dindi loolu ñu xeex ba état bi le président Wade. le 25 janvier. 2008 président Ablaye Wade. dissoudre BSDA. ne léegi teg société de gestion collective. léegi bi loolu amee mooy la loi du 25 janvier 2008. bi loolu amee BSDA continuer di dox doxam. mais teewul SODAV ñu ngi koy liggéey ci suuf ndax léegi moo xew moom la ñu war a teg. ndax léegi artistes yi ñooy gérer seen yëfu bopp. dootul état. bi loolu amee ñuy dem ba 2012. bi 2012 jotee président Macky Sall ñëw jël nguur gi. jël Youssou Ndour def ko ministre de la culture. Youssou Ndour comme que moom ñëpp xam nañ ne dafa yàgg teg bët ci BSDA. maanaam fi artistes yi di faye ko foofu la bëgg a teg loxo. parce que foofu la millions yeeg milliards yi di génn. pour moom dafa jàpp moo fa ëppale. moo fa war a ëpp baat moom moo war a jël di jox ku nekk. alors que ku wax loolu kuy xalaat loolu sax xamoo luy culture. ndax yow nekkal di woy rek mais xamoo kii dessinateur bi. tableau ñaar lay jar. créateur. waaw tey Ousmane Sow. Ousmane Sow mi nga xam ne sculpteur la. tableau Ousmane Sow boo dajalee carrière Youssou Ndour yëpp. benn tableau Ousmane Sow moo ko gën a cher. waaw léegi kooku am droit d'auteur. keneen ñu ne ñi nga xam ne tey dañuy créer. bindkat yi. bindkat yi. dañoo am droit d'auteur di bind ay livre waaw yow nga ne woykat nga. te yow même woy bi ngay woy. maanaam du yow defoo sa arrangement doo compositeur. parce que tey jii boo xoolee œuvre Youssou Ndour. mais li ci bëri Abi Faye moo ko composé. xam nga li ma la. donc kon ñun xam nañu lu bëri. xam nañu lu bëri mais yow yeggaguñ fa. yow Youssou ay xarit ngeen woon. non man aw ma noonu ci culture. c'est-à-dire que man li ma xam nga kuy sama noonu. mooy kuy xeex luy nërmalal culture. ba gars Youssou dama fort yow béykat yi ay xarit ngeen dëggantaan ngeen woon. non moom man Youssou Ndour sama grand la sama mag la référence la. ci culture bi. mais nag tey balaa ma ko doon gën a naw. mu gis problème am. mu jël loxoom jéem ko saafara. mais lu waral Ngoné porte la plainte. waaw mais Ngoné loolu laa lay expliquer dama ne la bi SODAV ñëwee. 2016. Youssou Ndour d'abord 2012 mu nekkee ministre de la culture. mu dindi Diaby Sy bi mi ne woon directeur général bi. mu dindi ko BSDA. teg Mounirou Sy. Mounirou mooy coordonnateur fekke ma ci boole. mooy parti politique bu Youssou Ndour. kon boog xam nga lu ñuy wax naan tey buñ ne moom loxo ma ngi ci rek. kenn waru ko weddi. parce que lan nga fekk BSDA. Diaby Sy bi yore ko. nga dindi ko teg Mounirou Sy mi nga xam ne moom fekk ma ci boole mooy coordonnateur bi te fekk ma ci boole mooy parti Youssou Ndour. parce que parti boobu la demee 2012 jàppale Macky wër ndomb Ablaye Wade pour
pour jël SODAV BSDA. léegi nag jël na BSDA ñun gis nañu doxalin bi baaxul. xam nga parce que BSDA d'abord même bi mu demee ba nekk SODAV. dañoo ne boo demee collecté. boo demee ci hôtel yi restaurant yi ci rajo yi télé yeeg yooyu. collecté xaalis ba pare. soo collecté xaalis. da ngay jël 70% yi. nga fay ko ayant droit yi mooy woykat yi yeeg. sculpteur ak yëpp. nga jël 30% yi muy fonds de fonctionnement mooy ñii liggéey pour loolu. moom ñoom loolu nga leen koy fayee. mais Ngoné Ndour mu toogee ba léegi xam nga lu muy def. bu collecté 1,4 milliard. day jël 800 000 yi ne ko ñoom ñii liggéey lañ koy fay 400 day jël 800 millions ne ñoom ñii liggéey ñoo koy fay ñoom ci ñoom la. ci ñoom lay jëm mu jël 400 millions yi nee na da koy séddale artiste Sénégal yi. lan la waroon def ci loolu. mais loolu mooy gestion nébuleuse xam nga luy nébuleuse. mooy gestion bu jaarul loolu détournement la. loolu nga dénoncé yow. loolu laa dénoncé léegi nag ma dénoncé ko. mu ne daf may porter plainte bi ma demee police loolu laa leen wax dañ ne ndax yaa ko wax ma ne maa ko wax. man lu ma wax fii si antenne bi ma ne Karim Mbaye Karim man lépp lu ma la wax sa micro bii su ma police woowee li ma waxoon fii laay waxaat. ok mais li ñu bëgg a xam mooy plainte bi fan la toll actuellement. non man woo nañ ma dem naa wuy ji. dem naa commissariat wuy ji. dañ ma laaj rek. ndax li nga wax si journaux yi yow yaa ko wax ma ne maa ko wax. du ma ci dindi centimètre. te balaa mu doon neex. moom kay dossier bi. te man dama koy défier publiquement si fii lu xew TV. waaw. dama ko balaa moo neex. na ko yóbbu tribunal. na këy di dem tribunal ñu taxaw. su boobaa dina xam ne moom. ni mu yoree SODAV baaxul. luubal la. njuuj njaaj la. est-ce que nekkul si SODAV bi moom nga soxla fa tey bi. non man nag kaay ma wax la d'ailleurs sax j'en profite ici. pour wax leen ko. man soxul man je pense que nag sama responsabilité. en tant que tey personnalité fii sa réew mi. man samay bët weesu na. SODAV. man tey su may xool fi Macky toog laay xool Macky Sall fi mu toog noonu photo yam boobu laay xool xooluma ay SODAV lu may doy SODAV man li ma def ci culture neex na ñu naan la kii day way wala kii day fecc mais tey man le premier centre culturel d'échange entre Sénégal ak États-Unis tey diaspora noire bi tey bu ñuy xam Sénégal ak culture sénégalaise man la à travers le centre Colin Paul. ak li nga defal culture sénégalaise. li ma defal culture sénégalaise. am na ñoo xam ne defuñu ko. parce que ñooñu xam nga lu ñu foog. defal culture Sénégal mooy génne cassette bi way. wala ñu yore maison de production man defuma loolu. man dama créer des instruments. yoo xam ne day joxe rayonnement culturel bi. ma formé. am na tey rappeurs yu mag yi fi nekk. ba ci ndem ci yàlla pakuti. donc ñooñu ñëpp. dañ leen defal ay formation ay millions yoo xam da ciy dem millions yooyu jëmuma koo jëmale sama bopp. man awma sama société bopp. tey Ngoné Ndour dafa yore Prince Art. Prince Art intérêt boppam la ak intérêt waa këram. donc Prince Art boobu mënuñ yore artiste SODAV war a fay artiste ay milliards. jël xaalis bi yëpp jox ko waa SODAV jox ko waa Prince Art. man defuma loolu. man tey ñëpp laa yemale. la preuve ki di ma filmer xam na ko. donc man. production def naa ko mais dama xam ne Sénégal amul njëriñ ngay def production bu defee production kenn fayu la kenn joxu la artistes yu bëri fi Sénégal xam nañ ma damay yëkkati ay millions jox leen ñu génne album sama tur sax duñ ko ci bind. mais est-ce que ci loolu artistes yi ngay jàppale. di xeex ngir artistes yi. di xeex ngir sa culture réew ñoom gis nañ loolu. mais bien sûr. non kaay ma wax la nag. damay sant yàlla. parce que bii coow li commencé ba léegi artistes Sénégal yëpp. ñëpp a ma woo moom la si Youssou Ndour xanaa. Youssou Ndour orchestre am sax ñi nekk ci biir orchestre am sax dañ may woo waxuma la moom dama ne la moom ak waa këram xëy na ñoom woowul mais Youssou Ndour ñi mu staffam sax dañ may woo di ma félicité nga ne ma la donc artiste Sénégal yëpp ñu may woo. kon ba léegi nii li nga doon dénoncé tey nga ko gën a dénoncé tey. non tey laa ko gën a dénoncé d'ailleurs. may félicité ci loolu di wax ne président de la République jël na décision boo xam ne mooy auditer SODAV te loolu amaat bu ko xeexul woon doo am dañ ko xeex. dañ da ko auditer def évaluation financière ak institutionnelle de la SODAV donc tey ñun dañu ne ndam la avancé la ba pare li yow lan nga yoree SODAV ñeenti at commission bi nga xam ne moo la war a saytu maanaam
heure boo liggéeyee moo war a xool sa liggéey ndax jaar na yoon jaarul yoon. commission boobu kenn gisu ko. allez macha allah waxtaan wi neex na tubaarkàlla donc nag Ablaye def nga fi ay révélation yu doy waar yoo xam ne yéeme na kon ba tey nag fi mu nekk nii président dafa jël décision càmbar li nga xam ne moom mooy SODAV waaw mu doon lu doy waar loo xam ne yéeme na ba tey nag actuellement ni yow fa nga tegoon sa tànk fa nga teg sa tànk que ni bu la woowoon ba tribunal nga wuyu ji assumer li nga wax. mais dinaa ko assumer. te tamit dinaa leen jox preuve. parce que preuve weesu li mu leen di wax ba su ne. xam nga rapport 2019 bi. rapport SODAV. ñoom seen bopp ñoo ne. collecté nañu 1,4 800 millions yi. jox nañ ko SODAV. maanaam ñoom seen biir. 400 millions yi jox nañ ko artistes yi. loolu détournement la. est-ce que yow def nga visite ci artistes yi laaj leen est-ce que jot nañu est-ce que artistes yëpp jot nañu. déglu ma wax la gis nga 1 milliard. tey jii 1 milliard rek mën nga jox artiste bu nekk 300 000 mën nga jox 1000 artistes parce que SODAV li muy percevoir si juróomi at yi ñeenti at yi Ngone Ndour ñoom percevoir nañu lu mat juróomi milliards Macky Sall jox na leen 1,4 milliard. donc ak ñoom lu ñu percevoir. maanaam lu ñu dem ci boîte de nuit yi. ci baar yi ci rajo yi télé yi soo ko dajalee si ñeenti at yi mën na juróomi milliards yi tey boo xoolee artiste Sénégal boo ci woo laaj ko ndax SODAV mus na la jox ñaar dërëm mu ne la musul am waa ana xaalis boobu moo tax président demandé ñun ñoo ne président milliards yooyu di dugg SODAV mais ñaari nit a ko géré Ngone Ndour la ak Ali Bathily mais xaalis boobu anañu mais am nañ droit laaj fu mu dugg mais am nañ droit aussi bu ñu gisee ci gestion bi baaxul moom moo bind ci site wu SODAV ne rapport 2019 collecté nañu temps jox nañu temps artistes yi li ci des ñun mu ngi si ñun. ok mais kon c'est pas la personne Ablaye Guissé qui parle mais c'est Omar qui parle. mais c'est Omar qui parle xam nga lu tax Omar di wax bés bu ne. man tey jii bu fi Ngone Ndour jóge woon. yow nga toog nekk PCA SODAV. mais ni boo géré noonu nga gis ma danaa jóg wax. parce que man sama rôle laay def sama. culture daal moo la ñor. moom moo ma ñor man du nit ki. du ay famille Youssou Ndour wala loolu. man du loolu ñoruma. xam nga li ma la loolu ñoruma tey ndax tey ñun suñu combat. weesu na national c'est un combat africain. ñun le combat que nous menons c'est un combat africain. tey boo xoolee artiste comédien yi. balaa ñoo d'abord SODAV nan ngay mënee di exister ñeenti at te amoo carte de membre at kenn amu fa carte de membre. wan ma ku fa am carte de membre léegi milliards yi dugg ñan lañ koy jox. xanaa boo jox milliard xaalis nga jox ko am carte de membre. mais benn artiste amul carte de membre benn. deuxièmement artistes yi sax waa comédiens yi. pour sax ñoom ñu ñëw SODAV pour déposer seen œuvre mais waa SODAV dañ leen di dawloo guddeeg bëccëg waa léegi ñoom lan mooy seen liggéey ci réew mi. ba pare commission permanente bi nga xam ne de contrôle permanent da nga xam ne bi ñu créé SODAV dañ ne ministère de la justice. maanaam cour des comptes. Inspection générale des finances ministère de la culture dañoo war a constituer commission. pour di saytu SODAV. di ko càmbar régulièrement d'une façon permanente. commission boobu ñoom fexe nañu ba commission boobu musul am. ñeenti at yëpp. te commission boobu moo mënoon dëggal ne gestion bi jaar na yoon. léegi commission boobu bu dee amul. dafa mel ni tey yow nga jël say millions. di ko jox di dugg sa kër. jox ko deeti. mais deeti da ne waa léegi man mun bàyyi ma gérer xaalis bi mais kenn du ma contrôler. loolu mooy caisse noire en politique. donc Ngone Ndour caisse noire la yore. yorewul xaalisu ayant droit mais caisse noire la yore di ci def lu ko neex. léegi nag. loolu la ñu ne du fi nekk. ba pare artistes comédiens yi aussi que ñu ngi leen di supporter ñu ngi leen di soutenir. parce que ñoom aussi am nañu droit am seen carte membre. am nañu droit ñu leen di fay comme ni ñu fayee woykat yi instrumentistes yi. est-ce que yow tey bu ñu toogoon tey président Macky wàcce Ngone. woo Ablaye ne ko dama lay jox Omar. dama lay jox SODAV. day Omar ok. day jox SODAV du moins doo jël. man bugguma SODAV. du ma mus a yore SODAV loolu su leen di boo leen di waar ngeen waar ko. ok du ma mus a yore SODAV. xam nga lu tax man sama mission duma comme ñi nga xam ne tey dañuy ànd ak président xeex ba président ba falu ñu ne fal nom moom ministre déedéet. lu xew nag ku ne xam na ko actuellement nii li xew point nag dafa ñëw ngir càmbar xool diggante Ngone Ndour ak Ablaye Guissé qu'est-ce qui se passe lan moo xew waaye aussi leer nañ lu bare ci mbir mi mais monsieur Guissé dañoo gis yéen tamit ngeen porte plainte ngeen porte waat plainte Ngone
ana nu mu demee dossier boobu. waaw dossier boobu xam nga moom daf ñu porter plainte police. maanaam ku sa pexe jeex. ngay yaay dem police ku amul pexe mais lii c'est un débat d'idées et débat de transparence la. maanaam ñun dañ la jox suñuy milliards juróomi milliards nga yor ko si ñeenti at mais am nañ droit ne la juróomi milliards yooyu foo ko dugal. ndax juróomi milliards yooyu tey artistes yi war nañu mënoon a weer bu nekk nga jox artiste bu nekk 300 millions te juróomi at yëpp dina jeex te artiste Sénégal yëpp dinañ ci bénéficier wu. loolu ñaari nit yore ko di ndaataatalax di def leen neex. te je pense que artistes yi toog jotuñu xaalis moom Ngoni Ndour moom xam ne waa Prince Art boobu bokkuñu si. fan ngeen porté plainte fan. ñun OFNAC la ñu porté plainte. ok OFNAC lañ ko porté plainte. porté nañ ko plainte aussi OAPI. ok organisation africaine de la propriété intellectuelle. porté nañ ko plainte OMP organisation mondiale. de la propriété intellectuelle waaw ndax ñoom dañuy mbubboo ne ñoom ñooy nekkal artistes yi ñoom ñooy collecte droit artistes yi. léegi ay SACEM dëkk yu nekk bitim réew yëpp di leen di yónnee ay milliards artistes yi. loolu tamit ñu koy encaissé mais ba pare artistes yi gisuñu dara. léegi kon mu leer ñun bu ñu porté plainte foofu yëpp. mais ñooñu ñëpp dañ leen wax ne yéen kat mun leen gérer droit artistes yi te artistes Sénégal yi gisuñu seen bopp. mais kañ ngeen di wuyu ji foofu OFNAC ak yooyu. OFNAC fu mu toll. OFNAC ñooy xëy. comme ni commission de contrôle permanente boobu ni audit bi président demandé. xam nga président. audité moo tax ñu affolé ñu tiit mais président de la République tey ñooñu dañuy yeew suba teel rek ñëw dugg ñëw audité mais OFNAC tam noonu la ñuy def dañuy yeew suba teel ñëw audité leen te OFNAC déjà am nañu éléments yu ñu leen jox ñun yoo xam ne pour xamal leen ne yorin bi baaxul donc ñun OFNAC lañ ko yóbbu parce que xamul tax ñu yóbbu leen OFNAC parce que ñun toujours dañoo nekk si suñu trajectoire mooy ñun lu leer la ñu bëgg ki la dénk alalam ne la damaa bëgg nga xool léegi li nga ma yoroon foo ko dugal ak ni nga ko def ak aussi ne la bi mu la joxee de alal bi dama ne la utal trésorier utal comptable loo génne kee di ko bind yow nga ne non man su may dugal di génn kenn du yëg loolu mooy commission permanente boobu bi nga xam ne moom le président demandé 14 octobre bi passé conseil des ministres le président demandé na commission permanente boobu nga xam ne bi SODAV juddoo la waroon ànd ak moom di leen saytu bés bu ne amul kenn mësu ko teg ndax loolu aussi Ngoni Ndour Ali Bathily ñoom ñooy les responsables mais aussi ministre de la culture yi leen accompagné ba tey jii ndax la preuve ministre de la culture bi nga xam ne mooy Ablaye Diop bi mu toogee juin 2009 dafa ñëw SODAV ne ana xaalis bi ngeen collecté ñu génne xaalis bi woon ko ñaata ngeen jox artistes yi ñu ne 400 millions yéen ñaata ngeen jox seen boobu mu ne 800 millions mais Ablaye Diop dafa ne lii c'est scandaleux mu ngi ci net bi boo ko xoolee visite du ministre de la culture Ablaye Diop à la SODAV boo gisee dafa ne c'est scandaleux c'est inadmissible maanaam à la rigueur sax daf leen jiiñ ne lii détournement ngeen def waa léegi ministre de la culture ñoom jiiñ leen détournement la porté wuñ ko plainte man ñi may porté plainte président Macky Sall jiiñ leen détournement porté wuñu président Macky Sall plainte di ma porté plainte moo tax ñun ñu jël trajectoire OFNAC ndax OFNAC day leeral rek ok jërë ngeen jëf wax li nag neex na xam naa lu juba jeexul jugu fa ñu ngi ci cëppaandaw waaye aussi y a une nomination boo xam ni waa FAISE dañ ko defal jëmm ji toog di Abdoulaye Guissé di fédération des entreprises du Sénégal defal la benn nomination Damel d'or 2020 ana loolu bi nga ko yëgee ba yëgee nga ci am ci loolu dama kontaan ndax man yàlla dafa dogal man Lat Dior mooy sama héros national Lat Dior ndax dama gis ne bi muy jàkkaarloog tubaab yi comme cas bi xew SODAV rek la tubaab bi dañu ñëw topp suñu alal mais ñoom ñoo ko moom li muy ndem si yàlla Moussa Ngom di woy da ngay togg sa ginaar ba mu ñor buur teg ci loxoom ne ma doo ko fi sax kon la yaa demel di Kajoor demel di Kajoor fédération bi dañ ne ma man xaw ma leen ma dégg ñu ne dañuy def kii gala pour récompenser secteur bu nekk ci culture ci société politique économie finance lépp mais ñu ne ñoom culture bi sama taxawaay dañ ko ràññ si ñaar fukki at yi passé maanaam dama taxawal dama jëmmal culture te loolu defe naa même déti bi toog boo ko laajoon wax la ko ndax tey ñun ñoo ko formé te loolu moo xam ne tey artiste Sénégal koo ci laaj danaan Abdoulaye Mamadou Guissé mérité na ko est-ce que xam nga li ma la donc man dama naan liggéey du seey
maanaam nit loolu boo gëmee dara di ko liggéey rek tôt ou tard dina ñëw. tey ñoom ñu ngi jox ñaari table yoo xam ne. table bu nekk prestige la. table bu nekk 7 millions la muy 14 millions. ak damel d'or boo xam ne trophée boo xam ne fasu Lat Joor bi la. macha allah te Lat Joor ñëpp xam nañu suñu cosaan. héros la suñu histoire réew mi. soo ci génnee Lat Joor dara desutu ci. ndeysaan moo ci des. léegi ñu jox ma trophée boobu man damay wax ne. dama koy delloo waa Sénégal xam nga lu tax. ndax Sénégal dëkku bañkat lañu. man dama ne xoolal man ku dul yàlla. xam nga lan laa la jàppee. comme pinton. allez merci beaucoup ku dul yàlla pinton moom waxuma ko Ablaye gisee ko wax kon ñu bàyyi la rek nga tàggoog. mbokki internet yu lu xew point net. di remercier ñëpp. di wax ne wax dëgg yàlla di gërëm sama soxna si Ndeye Diop. Ndeye Diop donc moom lañ fekk fi Nord Foire. Ndeye Diop waaw di ko remercier. di remercier aussi waa Lu Xew TV. di leen wax ne équipe bu jeune ngeen. na ngeen gëm seen bopp. ndax tey bu doon da ngeen nekk si des pays développés. yéen seen entreprise bi. si boppam SODAV du ko war a fay. ndax da ngeen am ay droit. yéen a ngi jël yéen a ngi def ay émission yéen nga am ay création yi ngeen di teg. yoo xam ne dañ ko waroon protéger. parce que loi de Berne moo ko wax convention de Berne moo ko wax. moo ne yéen li ngeen def nii. boo leen ko defee. yéenay propriétaire bi. tey jii nit ñi bu ñu koy seetaan dañ leen war a fay la preuve même YouTube dañuy fayee. waaw léegi YouTube di la fay waa SODAV ne ñoom du ñu fay kenn fu ñu ko teg. léegi ba pare suñu xaalis boobu fan lañ ko dugal ñoom. mais suñu xaalis la. xaalis boobu Ngoné Ndour moomu ko Ali Bathily moomu ko. xaalisu Sénégal la ci hôtel yeeg restaurant yi ak boîte de nuit ak rajo yeeg télévision yi ak subvention état du Sénégal société privée sax. comme SODAV ni état sax warul jël milliard am di ko jox mais état jox leen milliard jox leen ay auto de fonction mais ana loolu. c'est notre droit. ñu ngi sant yàlla. jërëjëf di julli ci yonentam bu tedd bi. di wax ne ñun fi ñu jëm ragaluñ ci même bu dee joxe sunu bakkan. jaral nañu ko man. barki Seydina Mouhamed. xeex bii may xeex pour la culture. sama bakkan sax ma joxe ko ci jaral na ma ko. allez merci beaucoup c'était Abdoulaye Guissé di président OMART donc ñu nommé ko barki démb li nga xam ne mooy Damel d'or 2020 macha allah donc dañ jox daje incha allah feneen foo xam ne war nañ faa dem càmbar li nga xam ne moo fa ne ci biir lu xew point net merci beaucoup Deti ba ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf.